Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk, la chaîne des grandes valeurs. ma bëggoon wax ci président Ousmane Sonko ak ci sénégalais ñenn ñoo xamante si ni ñu ngi bëgg a pervertir ce qui est le discours de Ousmane Sonko parce que par mauvaise foi bu fekkee da ngaa bëgg a jël lépp lu Ousmane Sonko wax yow nga déduire ko ci kii daa bëgg fitna kii daa bëgg xeex kon soit naafeq nga wala soit ignorant nga wala soit tu es une personne de très mauvaise foi parce que nit bu yëkkatee kàddoom war a wax ci Ousmane Sonko il a tellement de choses à dire yu nga xamante si nii daf koy valoriser que leneen parce que ku topp discours président Ousmane Sonko ak doxalin Ousmane Sonko defe naa bu fekkee nitu dëgg nga bu fekkee nitu dëgg nga laa wax de à part jaaraama laaw la cat waaw góor jaa jëfewaay waa nekk leen ci rek waa noonu la à part wax yooyu xawma loo ko war a mën a wax bu fekkee nitu dëgg nga ak ku bëgg dëgg man waxuma kuy xool ay intérêt mag ay poche mag ay terrain yu ñu koy jox ay maletam man nitu dëgg laa wax bu ñëw fekk li am Sénégal yépp man koo xamandoo ko ne ñun suñu réew lii mooy li fa am benn système moo fa nekk ku coob jox sa morom coob ku lekk ba suur jox sa morom diw bu kii daanoo ñu changé seen yëre fari ci kële bu kële daanoo ñu dem fari ci kële ku ci nekk ab sànnikatu xeer ñu fal la ginnaaw suba nga nekk milliardaire ci ndoddu askan bi loolu mooy li am Sénégal ñun loolu la ñu xamoon ba léegi mooy ñu fi amoon bépp directeur bépp député bépp ministre bépp nangam koo mënta doon mooy da ngay liggéey ci deret ak ci ñaq ak ci dëttu sénégalais yi du bas peuple ci ñoom ngay taxaw seen diggu ndodd ngay taxaw liggéey ci li nga ci liggéey ci ay milliards jaare foofu daal di tekk yow ak sa njaboot loolu mooy li am Sénégal politiciens yi ngeen fi gis yépp ñu naan oto 100 millions lay dawal day séddale ay enveloppe yóbbu na kër sëriñ bi nangam moo jënd nag yi ñépp xam ngeen que ni ci deret ci dët ak ci ñàkku as baadoola yi la ko jëlee ku ne lii amul Sénégal man xaw ma ban façon nit nga donc bu ñu fekkee loolu am fi depuis 1960 ba léegi loolu am fi di empiré wu ñu gis une autre personne benn jeune boo xamante si ni fi mu jaar yépp nee na ko laaw la cet mu amoon ay opportunité yu dul jeex ci wàllu woowu noonu amoon possibilité nekk fi mu nekk rek ku mu dem redresser la côté impôt gagné fa ay millions yu dul jeex parce que liggéey boobu mooy liggéey bi gën a positionné wu pour nekk milliardaire waa nit bu demee taxaw ci position boobu noonu yàlla teg ko fa ci mbaaxu yàlla parce que yàlla moo ko may xelu njàng mu jàng jaar ENA génn ñu ne ko laaw la cet ci promotion yi jox ko mu dem di liggéey nekk fa 15 ans xam nga poste yooyu mooy poste boo xam ne au bout de 8 mois si tu es vraiment vicieux au bout de 8 mois tu deviens milliardaire moom nekk na fa 15 ans ci li ñu xam ñun ñëpp. waaw 15 ans ci biir nga créer syndicat doon militer doon xeex anti CFA def ay émission télé wax ci affaire u CFA ak leneen ba engagement jot nga dénoncer mbir yi nga xam ne yaa ngi koy gis fi ngay liggéeyee te mbir yooyu mooy weesuwul lu dul bàyyi leen xaalisu Sénégal yi ngeen di sàcc waaw mais nañu waxante dëgg ku nekk 15 ans ci poste de inspecteur des impôts bu ngeen ko bëggee xam mooy ñi redresser les entreprises à milliards mooy entreprises yi nga xam ne ay budget wu seen milliards ñi leen di redresser ñooñu mooy les inspecteurs des impôts léegi mën ngaa dem ci benn waay boo xam ne 1 milliard la waroon a fay ngeen gisati ci ruq mu jox la 200 millions ni fii ni kon yi ñu defal la fausse facture adduna bi continuer noonu lañ fay amee xaalis yow nga def fa 15 ans dañu waxante dëgg ku def 15 ans inspecteur des impôts 15 ans ñaata milliards nga mënoon la tey gis ngeen ay Mamour Diallo liñ doon ci scandale yi ñu leen tudd ndax ñoom ay directeur impôt lañ leen faloon est-ce que gis ngeen Mamour Diallo ce qu'il pèse guddee toll nii tudd nañ ko ci 94 milliards te avant boobu Bambilor tuddoon nañ ko fi scandale yu gën a garaaw affaire yu gën a garaaw lañ ko tudd et buñ ko tuddee ci yooyu moo tax président bi jël ko yéegal ko grade xam ngeen li may tekki parce que aussi am na ñoo xam ni boo leen fatee xaalis ba day ñëw jàpp ci combat bi te Mamour Diallo ci côté boobu la nekkoon donc position bi mu amoon moo ko nekk may position wu su bëggee am ay milliards lu ko yombalay doon donc ñi nekkoon ci position wu impôt yëpp te bëggoon xaalis ñoom ñëpp ils sont devenus des multimilliardaires
donc imagine leen ku nekkoon foofu 15 ans def fa liggéey yow nga am ay collègues yoo xam ne ñëpp seddal nañ la ay nit yu la bëggoonoo ger nga bañ ñi la bëggoonoo ger yëpp te mënuñu ko affaire bi wër ñëpp ne kii de mos nañ koo bëgg a jox lii mu bañ kii de bi am na un jour 25000 moo nekkoon ci poche am soxnaam mi ngi am lii dafa luye woon kër goo xam ne amul sax toit mais teewul bi ñu ko bëggee ger boobu lay xool daal di réfléchir na ñun foog ñu créer syndicat buy protéger les fonctionnaires donc dem créer syndicat pour bu xam ne day defar seen situation ñoom fonctionnaires yi moo ko gënaloon dem ci ruq ñu koy jox ay 50 millions muy dugal ci poche am ndax sëdd yàlla ak gëm réewam ak liggéeyam waaw ku mel noonu def 15 ans ci anam bi mu génnee dénoncé ay càcc gu ñuy càcc réewu Sénégal dénoncé mafia bu am mu taxaw ne lii mafia la te warul am bàyyi leen alalu Sénégal bi ngeen jël ñu naan ko non fii boole amoo fii da ngay bokk mbaa na lekk mbala nga noppi droit de réserve secret d'état bàyyi sa boole bi ngay def noonu la génne ñu dàq ko mun leen amul boole lii du boole lii mooy li nga xamante si ni képp ku ko gis te bëgg dëgg bëgg sa réew da nga ko war a dénoncer bàyyi leen càcc yi ngeen def dem bind ay livre dénoncer leen ñu dàq ko rajee ko ci anam bi ñu ko rajee est-ce que yéen a ngi imaginer nit ku mënoon a nekk milliardaire rapidement ci ñaari rendez-vous ku mënoon nekk milliardaire jaayanteeg yàlla jaayanteeg Sénégalais yi bañ dàq ko comme ça ah ndax taxawal dëgg ndax taxawal drapeau ndax bëgg liggéey di jaar yoon ñu dàq ku mel noonu biñ ko dàqee au lieu que mu war di pleurnicher mu ne léegi ci biir politique lay jaarale sama combat dem ci biir politique mais nañ waxante dëgg ñun lañ ne woon loolu lañ bëgg mu nekk politique lañ ne woon nii lañ bëggee politique di ko doxee moom mu indi couleur boobu noonu étudiants yi cadres yi intellectuels yi sëriñ si ñu doon wax naan dañoo bëgg xeetu Mamadou Dia ci xeetu Cheikh Anta Diop bi moom mu indi la même marque le même discours la même façon de faire woote patriotisme mooy woote njub gëm sa réew jiital sa réew ci lépp looy def wane ko moom parcours am wane ko discours am ñëw dëggal ko façon de faire la politique d'impliquer les jeunes ñëw na gën koo yóbbu ci macha allah ci niveau bi gën a kawe muy woo jeunes yi di leen dugal di woo nit ñi ci consommer local di woo nit ñi ci gëm sa réew ci maye deret ci campagne agricole diaspora bi yépp gis seen bopp ci politique bi ñëpp ñëw topp ci ginnaaw kii waaw kii su ngeen ko waxatul jaraw lakk su ngeen ko waxatul jaajëf su ngeen ko waxatul jàmbaare waay mais kii lan ngeen ko war a mën a wax leneen léegi nag man damay waaj a jomm ci Sénégal yi wala seen quoi seen problème koo xamante si ni dañi nan leen dem ku nekk bu yemee fi mu war a yem def ko li ñu ko war a def xeex du am mais nag ku sàcc nañ ko dénoncer ku def lu baax nañ ko tàccu woo loolu ci Sénégalais yi ba Sénégalais yi comprendre affaire bi nit ñi song ko ne ko loolu doo ko fi waxee nit ñi di ko song ne ko lii doo ko fi defee nit ñi wut ay journalistes ñu koy fenal ñii di ko jiñ terroriste ñii di ko jiñ ñàngam nit ñi defal ko ay complot ba noppi kooku bu nee su ngeen ma dee dóor nag dinaa fayu ñu ne ko yëkkati fitna la su jëfee benn discours Ousmane Sonko su amoon nag rankaaru xeex moo Mame Gor Diazaka ngeen yaakaar dina woo askan bi ah mais du moom c'est pas personnel combat bi ci jëmmi boppam lay représenté donc suñ ko oowee bëgg ko faggaagal ci duggu combat bi mais lu muy def lu dul woo ñi mu bokkal combat bi te mosul wooni kaay leen xeex nañu résister la parce que à chaque fois moom la ñuy song seen complot boobu noonu bu wootewul woon résistance ba léegi mu ngi ci kaso bi mandat dépôt bu dul jeex da ngeen nag bëgg waa ji lem ay loxoom bàyyi leen ngeen yi dóor def ko comme ni ngeen def yeneen opposants yi nit ñëpp teg seen bët ci fitna bi ñu koy teg nit ñi nekk Sénégal ñëpp laa wax nag ñëpp teg seen bët ci njiit yi mbiru saay-saay yi ñuy def jël police bi wëlbati ko contre askan bi contre opposants yi jël sàcc yeeg trafiquant de faux billets yeeg trafiquant de passeport diplomatique yeeg détourneur de milliards yépp ñun leen kaay leen ñun ñoo leen uuf jël seen police ne leen ku sëkkat dóor leen ku manifester dóor leen boomi baadoole yépp ñu teg leen ci kaso yi dajale leen fa comme ay xar ñoom ñi nga xam ne ñooy cemp ñi nga xam ne ñoom am nañ ay milliards seen dund ay damaa am problème mu mbënd damay paccax ci mbënd bi courant bu coupé bi ñoom xamuñu yooyu mënuma opérer sax yoruma xaalis bu ma opéré yoruma xaalis bu ma defee dialyse ñoom xamuñu loolu ñoom ñi ngi ci benn genre luxe boo xam ne ci deretu Sénégal yi lañ koy defee ba noppi boole kook nag yor alkaati yi ne leen ku sëkkat dóor leen opposant buy waajee ju créé leen ko benn complot fexeel ba mujjee ci kaso bi ah activiste bu wax yóbbu leen kaso créé leen ay mbir lu ngeen am ci ñoom tarfatal tey na ngeen ko ngandal ba mu ngand ngeen yóbbu leen ci kaso bi ñooñu yëpp ngeen teg ci seen bët ngeen gis ab président buy noppi lu bu ñëwee ci yéen ba noppi même président boobu ngeen gis muy ànd ak ay nervi ñuy dóor ay xale ak ay jigéen ba léegi sax ñu ngi dégg ay soupçon ci àll bi ne nervi yi am na ci ñoo xam ne ñu ngi dugg ci policier ci gendarme yi di sol ay tenue waaw léegi
loolu yëpp ñun danañ ko fekkee teg ko ñëpp noppiwaale ko ñu fekk nit koo xam te ni chaque jour ña ngi koy faggaagal bu demee Ziguinchor ñu yónni ay nit su demee Fatick campagne ñu yónni ay nit bu waxee journaliste yi bind ne raykatu nit la terroriste la rebelle la salafiste la dafa am ñu koy financé ci chaque jour ngeen gis ñu koy attaqué et à chaque fois mu ne duñ ko nangu duñ nangu ku ñu def lii ngeen wëlbati ko lay gis ngeen dafa bëgg fitna nitu fitna la mais yéen saa waay nañu waxante dëgg nag ragal leen yàlla tuuti bàyyi leen Sénégalais yi yéen am na nag discours gis nga nit ñi li ma leen mën a xaaral nag mooy gis nga détermination bi ñu gis si yéen allure bi ngeen di dem chaque jour ngeen gis benn discours boo xam ne da koy jéem a wàññi mooy lu wàññi seen xadar lu wàññi seen ngëm-ngëm lu wàññi seen détermination chaque jour moom ay messages subliminaux yoo xam si dañ koy caroxal pour mu indil leen ay cas de conscience ngeen commencé réfléchir parce que da ngeen a nekk ci seen dëgg ñi leen di def message subliminaux yooyu amuñu problème mu mbënd amuñu problème mu analyse bi mënuma ko def amuñu problème mu ketal leen ma damaa bëgg a def opération amuñu problème mu sama facture bi amuñu problème mu ñoom ay milliards la ñu yor ay terres yu dul jeex ay hectares yu dul jeex ay passeport diplomatique seeni doom muy Sénégal muy faneen àjjana la ñuy dund sur terre donc ñooñu bu ñu wëlbatikoo bëgg a fekk seen détermination ñu xaw leen a freiner wala ñu xaw leen a adoucir wala ñu xaw leen a glacer dans le seul but de poser leen benn cas de conscience vous devez vous aussi vous poser la question à savoir kii di ma wax lii est-ce que même galère bi may dund lay dund est-ce que le fait que ma bëgg a dimbali sama yaay mënuma ko dimbali dara ponkal mu toll ne man liggéey ba yor samay diplôme mënumaa liggéey ci réew mi ma nekk di def marchand ambulant à chaque fois ma dem bay jug daanuwaat jugaat ci lii daanuwaat ci leneen ma nekk jeune bëgg liggéey sama biir dëkk mënumaa liggéey da ngaa war a poser wu les questions man mii est-ce que loolu may dund kii di ma def ay message subliminal kii di ma envoyé ay message codé est-ce que moom même galère bi may dund moom lay dund est-ce que man ak moom ñoo bokk ay galère ñoo bokk ay peine wala ñoo bokk ay intérêt fan la intérêt am nekk est-ce que kii nii mi ngi may jëlal parole ci sama courant yu cher yi dund bu cher bi ñàkk liggéey bi galère bi may galère matin midi soir fitnaal bi ma nguur di fitnaal duma yi ma alkaati yi di duma nervi yi yor ay yet di ma menacer di ma dóor est-ce que kii loolu may dund noonu moom mi ngi koy dund wala ay doomam mi ngi koy dund il faut savoir faire la part des choses certains messages sont envoyés de manière à vous xam ngeen fi may waxee am na nag nit yu leen di wax yoo xam ni mais kañ la discours Ousmane Sonko kañ la nekk kaay leen dee kaay leen wàcc ci mbedd gi dem kañ la ko nekk discours Ousmane Sonko ku ko xam discours taal cerveau yi la cerveau yi beeku wax ak nit ñi xam li muy wax di xel bu jariñ du xalaat discours Ousmane Sonko mooy mu wax ba panafricain yépp di jug naan waaw le Sénégal a un nouveau leader le gars yi di mais loolu lay Ousmane Sonko bind ay livre programme bind la solution mais loolu lay Ousmane Sonko wax booy yi def leen ay don de sang wax booy yi dem leen ci àll bi ngeen bay wax booy yi gëm leen seen réew am réew ay tappale du ko yor wax booy yi gëm leen man exemple laa ci yéen nekkoon naa ci poste yoo xam ne mënoon naa faa nekk milliardaire mais damaa jiital yàlla jiital sama drapeau mais loolu lay Ousmane Sonko mais ku dem bay wax da ngaa war a wax te yàlla tax Ousmane Sonko ku ne xam na lan mooy Ousmane Sonko léegi nag ñu dóor ko padd ko wekk ko ndëgg sërxal ko justice daw plongé wu ci moom ñu naawaat ci moom muy dem di wuy ay justice ñu dabaat ko ci yoon bi takk ko ay mënat song ko fu mu dem ñu fitnaal ko bu taxawee ndaat ne nag man damay résister du ma nangu ngeen rey ma ñu ne daa am fitna waaye yéen beneen camp bi lan ngeen leen di wax bu boobaa beneen camp bi lan ngeen leen di wax bu boobaa lan ngeen di wax beneen pan bi bu boobaa lan ngeen leen di wax ñi yor nervi yi ñi nga xam ne ñoo yor fonction yi gën a mag ñu doon xaar ci ñoom ñu dimbali ñu pour sunu vie yemb ñu doon xaar ci ñoom ñu yokk mbay mi dans ci 9 ans de règne ñu doon xaar ci ñoom ñu def yokk mbay mi ba nga xam ne autosuffisance alimentaire day am Sénégal maanaam lekk dootu fi jar dara ñun loolu lañ doon xaar ci moom mu yokk sécurité bi nga xamante si ni biir Sénégal da nga fi am sécurité mu jël njàng mi point D yóbbu ko point XY bu ñëpp naan njàng Sénégal léegi ma nga fa mu nekkoon weesu na ko ma nga niveau bi mu jël santé bi teg ko ñun loolu lañ doon xaar ci ñooñu non seulement dafa dellu ginnaaw mais en plus de ça ñu yokkal ñu ci ay nervi yu ñuy duma ñëpp teg ci seen bët ay nervi yuy dóor ay jigéen ak ay xale yu ndaw waa léegi su ngeen waxee yéen bëgg a jël Barthélémy Dias
fitna ban fitna lay indi ban fitna ngeen mës a dégg Barthélémy Dias mu indi ko ci Sénégal budul nekk góor yàlla nekk maire ci dëkk bi mënoon a xool fan la intérêt nekk mu dem parce que bu ñu woon Macky Sall léegi ci yow laa bokk man maay maire Moussa nangam sangam dañ ko jox poste yi mu bëgg su ne woon bàyyi naa def ay sorties contre yow dinañ ko jox poste yi mu bëgg moom mu nekk fidèle à ses convictions depuis boobu noonu tey mu bëgg a nekk maire rek gars yi sëqatoo ko bëgg a yàq deram bëgg koo woo ci ay jugement tous les 2 jours bëgg au lieu que Dakar waaye concentré wu ci candidature am ñu concentré wu ci procès am yooyu yëpp mu taxaw muy dem di wuy si ànd ak ay xaritam rek ñu daw songu ko sànni ko ay lacrymogène yéen ngeen wëlbati ko ne nit fitna la Barthélémy Dias lan moo ko def nit fitna nit koo xam ne sa place su liggéeyukaay nga nekkoon di liggéey ñu yónnee ay nervi yi ñëw armé wu yow boo défendre woon sa bopp sa bakkan la ñu yóbbu yow en tant que père de famille nga défendre sa Sénégal yëpp xam ne lii légitime défense la 10 ans après nga ne damaa bëgg a nekk maire Dakar te suba sa 10 jours ne la dans 10 ans là waaw nii na lay àtte kii dem di wuy yi ànd ak ay xaritam ñu def bloc dem ngeen sànni leen ay lacrymogène après ñu wëlbatiku daal ne te kat ñoom ñëpp noonu la ñuy def ñoom ñëpp kuñ ci woon noonu nga mës a def ànd ak say nit dem wuy ji Barthélémy Dias bu demoon yow tey imagine ma jox leen exemple Barthélémy Dias su génnoon ànd ak président Ousmane Sonko Malick Gakou kaneen ak kaneen ñoom ñëpp ñu génn ànd ak seen i nit dem ba ca buntu tribunal ba xam nga buntu tribunal bi kenn du dugg Barthélémy Dias dugg jàkkaarloo juge bi ñu bàyyi leen laa wax de police sax bu leen neexee ñoom encadré leen ñu doon ba àgg toog juge bi wax mu dégg ko moom mu wax juge bi dégg mu génn duggaat ci otom ñu àndaat ak ñoom président Ousmane Sonko ñibbi bu boobaa lan mooy xew kan mooy gaañu kan mooy mer kan lay blessé du blessé kenn mais lii ngeen def ci yoon bi loolu ngeen bëggoon mooy même embrouille bi président Ousmane Sonko demee di wuy ji même embrouille bi ngeen ko indiloon parce que après da ngeen bëggoon ñu ne bu affaire yi par moom moo indi fitna bi mënoon naa def lii mënoon naa def la mais ce qui parle mais nañ wax ak ñu yëkkati fitna bi mais dañ lay dóor soo génnee ne ku ma dóor ma fayu et puis ñu bëgg a def ay yenn naa fekk naan ay protocole de nangam sangam mais Ousmane Sonko li mu wax mais lu man bu waxul loolu dama koy mere parce que aussi dañ waxante dëgg kañ ngeen mës a dégg waa kër Ousmane Sonko génn nañ dem kari diw génn nañ dem sànni ji xeer diw génn nañ benn convoi romb ko ñu kar ko kañ ngeen ko mës a dégg kon kuy wax da ngay xool dëgg gi fi mu féete nga jaar ci dëgg bi te yàlla rek tax ku la ci mere mu mere la ci mais xam nga fii aussi dafa xaw compliqué quoi nit ñi dañuy toog di xool di xool mais duñu sax comprendre au final dëgg day nekk ni Sénégalais bi gën a ndaw teg si bëtam mais kilifa yi bu ñuy wax nañ wax dëgg bi mooy bàyyi leen yéen ñii yéenay tooñ bàyyi leen police bi ngeen di utiliser police du pour yéen seen waa APR police bi du pour yéen waa nguur gi police bi pour Sénégalais yi la bàyyi leen police bi ngeen utiliser bàyyi leen jaay doole bi ngeen def justice arbitraire bi ngeen def seen jaaykatu faux billets yi ñoom bu gaz leen ngeen bàyyi ci biti jàpp doomu baadoole yi fitnal opposants yi bàyyi leen ko mais je pense que lii mooy le discours. Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk, la chaîne des grandes valeurs.